Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. Entreprise bu ñuy wax Iwakil. Iwakil c'est un mot socé ñu koy wax muy wakirlul dañuy yëngatu ci formation orientation ak accompagnement des jeunes et des femmes. maa ngi la bëggoon laaj aussi naka la idée boobu dikkalee ak fan la idée boobu dikkalee. waaw man dama toog Amérique def fa juróomi at bi ma gisee ne coono bi ngay sonn ci àll bi boo ko sonnee ci sa réew di nga jariñu jariñe bi ñu ñibbisee ñu gis ne lépp ci àdduna dafa laaj góorgóorlu soose bu ne la Iwakil rek mooy góorgóorlu donc loolu moo indi tur boobu. par rapport ak Iwakil bi ñu bëggoon a laaj yan initiative nga jotagum jël depuis nga lancé ko. waaw bi ñu defee Iwakil li ñu njëkk a def mooy dañu def benn accompagnement à la scolarité maanaam loolu mooy lan xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci quartier bi fexe defal leen ay cours d'accompagnement ak le centre social bu Caaroy Gaal dañu Iwakil dafa nekk partenariat ak le centre social bu nekk Caaroy loolu dañuy jàppale xale yi parce que dañ leen di surveiller dañ leen di orienter dañ leen di accompagner aussi donc cours yooyu aussi day commencer ci 18h ba 21h. donc ñu bëggoon a laaj aussi parlant de xale ñu ngay dégg ci datu le 7 bi ñu bëggoon xam c'est exactement quoi ci datu le 7 bi. waaw le 7 bi tax ñu xalaat ko parce que Sénégal dafa am benn phénomène bu commencé juddu te ñun xamuñu ko woon mooy violence ci école yi ñu bëggoon nag vraiment xeex loolu arrêté ko parce que ñun Sénégal li ñu xam mooy jàng respecté ka lay jox xam-xam te loolu ñu bañ mu installé wu ci école yi mu doon mode donc loolu lañ bëgg def le 7 octobre au niveau du CM Ndiawar Diagne lutter contre la violence en milieu scolaire. léegi objectif bi exactement lan la ak cible yi ban âge la quoi. cible bi mooy dañ naan rek la jeunesse mais xam nga tey ku ne école collégien la ak lycéen parce que bëgguñu stigmatiser dañ bëgg conscientiser jeunesse bi réorienter leen recadrer waat leen parce que li ñu gis mooy repère amatul amaana xale li ko neex la xam ak li mu bëgg te en général li mu bëgg doonul loo xam ne lu baax la ci moom. donc manifestation bi c'est toute une journée ou bien exactement ndax am na une heure exacte. waaw li ñu xool li ñu bëgg def mooy bu ñu defee lancement bi autorités yi dinañ ñëw déjà boo xoolee marraine lañ ko wutal muy la directrice du SNOP. SNOP mooy service national d'orientation du ministère de l'emploi et de la formation de l'apprentissage et de l'insertion. bu ngoonee par exemple ay 15h ba 17h dañu bëggoon organiser panel thème bi mooy la violence en milieu scolaire. ok léegi est-ce que am ngeen ay partenaires yoo xam ne ñëw nañ soutenir lañ wala peut-être affaire bi solo ngeen koy defee. waaw li ñu defagum rek mooy xam nga réew mi booy xaar partenaire doo liggéey booy xaar tamit doo liggéey
fi mu nekk nii ñun dañuy def ak sunu ay moyens de bord waaye ku ñu ñëw jàppale ci ku ci ñëw jàppe tamit dañuy jël parce que dañuy xam ne mbir mi tey mbiru ñëpp la Sénégal bu soxlaa ñëpp ci war a jàpp tey boo xoolee kër gu nekk am na xale kër gu nekk aussi tey daf ci war a participer parce que ku amul doom am nga rakk ku amul rakk aussi tamit am nga jarbaat donc loolu nekk na loo xamante ne tey ñun duñ ci xaar kenn parce que li ñuy wax nit ñi rek année 2021 c'est une année d'engagement kenn warul toog kenn ku nekk la nga xam ci lu baax danga ko war a doxal parce que dafa am leen loo xamante ne dañ ko wax mooy lan dañ ne les collectivités territoriales mooy acte 3 bi état bi dafa viser à organiser les terroirs viables compétitifs et porteurs de développement durable ñu jàpp ne kenn warul toog parce que kenn ku nekk la fa nga ne boo defee la ngay def rek amaana lépp mun naa baax parce que tey buñ ne compétition fu ñu ko waxee rek xam-xam la donc ñu bëggoon a gën a ñaax ci xale yi ñu jàng wuti xam-xam te xam ne ëllëg ku amul xam-xam bokkuloo te ñoom seen jamono amul yërmande donc kenn ku nekk rek la nga war a def boo ko deful ca ba nga ko war a defee ëllëg di nga mere ku la deful dara donc pour bañ loolu dal xale yi loolu moo tax te boo xoolee aussi lenn ñu ngi koy am yaakaar ci suñu réew mooy pétrole beeg gaz bi imaginez yow amoo xam-xam keneen ay jóge feneen def ko donc tey ensemble il faut que ñu gën a réorienté wax xale yi encadre leen xamal leen ne xam-xam rek a wóor te li nga xamante ne am na suñu réew ñu yaakaar ko ëllëg bëgguñu ngeen ci jouer ay second rôle wala doon ay suiveur. en fait ñu ngi la bëgg laaj tamit ndax structure bi Dakar kese la jot a def ay activité wala mu ngi ci yeneen région yi di def ay activité. waaw xam nga lenn lu nekk bu dooree rek day am commencement ñun dañ nekk dans la banlieue de Dakar et dans la région du sud Sédhiou Ziguinchor activité bi ñu def dans la région du sud def nañ ko Kafountine def ko Bignona le 1er juillet ba le passé Kafountine lañ nekkoon pour organiser benn journée d'orientation les jeunes et les femmes pour opportunité yi nga xamante ne ministère de l'emploi et de la formation professionnelle am na ko comme ay formation ak insertion la ñu def ñoom vraiment mu doon loo xamante ne lu population bi apprécier ba amoon nañu xalaat sax au mois de novembre pour def benn salon de l'emploi des jeunes permettre aux jeunes ñu am ay possibilités ak ay opportunités le 2 juillet demoon nañu Bignona parce que li ñu seet ci xale yi mooy xale yi léeg-léeg dañuy jàng mais mun nañoo bañ a xam ñoom lan la ñu war a defi ëllëg donc ñu ànd ak lycée bi nekk Bignona agriculture bi pour ànd ak xale yi pour defal leen découverte des métiers jot nañoo dem ci benn centre de transformation des fruits et légumes visiter ko aussi dem ci benn kenn koo xam ne dafa yar ay ganaar aviculture vraiment visiter ko mu doonoon lu neex xale yi donc loolu daal jot nañ ko def bi ñu dellu see Dakar aussi ñu ngi accompagner les initiatives locales parce que nag ñun dañ nekkoon diaspora amoon ay xalaat ak sunu ay nawle foofu sunu nawle yi aussi am nañu loo xamante ne bëgg nañ ko def ci sunu réew mais lenn mooy problème bi ñenn ñi dañoo ragal ñenn ñi aussi xamuñu bu ñu ñëwee lan la ñuy def mais amoon kenn nag koo xamante ne bokkoon ci ñun ci diaspora bi mois de mars bi xew-xew bi amee sunu waxtaan ñun ñaar ma xamal ko ne ah waaw mais yow par rapport ak lañ doon wax ci sunu réew yow lan moo ciy sa taxawaay mu ne ma ah fi mu nekk nii daal loolu daal bu ci yàlla àndee man le 20 dinaa ñëw ak Sénégal bu ma ñëwee dinañu waxtaan ñu xool au moins lan la ñu defal ndaw bi parce que déjà comme président de la République lancé na xëy ndaw yi ñu nit bu boobaa ñu xool lan mooy doon suñu participation ci loolu bi loolu amee yàlla dogal mu ñëw le 20 ñu toog waxtaan ak ay acteurs de développement
ñu créé benn mun naa ne mu ngi nekk comme association ñu tuddee ko initiative 221 organisé woon ici à Yeumbeul forum de l'emploi des jeunes pour mun a permettre la jeunesse ñu am ay opportunité et mu doonoon jour nag bu riche boo xamante ne y avait presque ay partenaires man sama ay partenaires ñëwoon nañu moom aussi ay partenaires am ñëwoon nañu fii au niveau national ci partenaires yi ma mënoon cité yi ñëw yu iWakil Subinfo ak SNOP service national d'orientation du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ak yeneen structure yu teewoon bis bi mu doonoon journée bu riche nag. ok donc ñu xam naa dañuy waaj tëj ñu bëgg la laaj lan mu nekk sa mot de la fin ak ban appel ngay def. par rapport ak datu la set bi incha allah. appel bi may def daal mooy mbir mi mbiru ñëpp la comme ñëpp ciy wax daal ñëpp ci war a jàpp xale yi rek fajul dara xale li ko neex la xam dinaa dellu soit ak li mu bëgg def te en général loolu baaxul ci ñoom so mot de la fin mooy iWakil dafa pare pour aussi accompagner les filles et les femmes ci leadership féminin parce que gis nañu ne tey iWakil xalaatam mooy fexe ci accompagnement leadership féminin boobu fexe ba jeune fille ñu gën a mën a des ci école yi ñu ngi ciy xalaat tekki ay stratégie fexe aussi yaay yi nga xamante ne ñoo yar xale yooyu fexe ba xeex ak ñoom ndóol pour seen xel mun a dal pour que vraiment ñu mun a teewlu ci biir kër gi pour xale yooyu aussi tamit gën a am courage gën a fonk seen jàng gën a fonk tamit bu dee métier la bu ñuy def gën ko fonk nga xam ne àdduna bi tey dafa ubbeeku amul benn métier bu nit di def te munu cee gis boppam te munu cee am njëriñ métier ki koy def amul métier amul soo métier donc mooy ñaaxaat ndaw ñi kenn ku nekk métier booy def na nga ko gën a gëm na nga gëm sa bopp lépp looy def gëm ci sa bopp da nga ci gis sa njëriñ donc vraiment loolu maa ngi ci ñaax ndaw ñi di leen wax ne aussi ñu gën a góorgóorlu ñu xam ne réew mi seen réew la ñoo ko war a tabax di wax ndaw ñi aussi bu ñu méritee bu ñu yàq parce que am na xew-xew bu fi jaaroon maanaam xew-xew boobu dama leen di bàyyiloo rek benn xel ci benn mbir tey imagineel tey nga toj mairie boo tojee mairie soxla fa kayit te yow yàq nga maanaam la fa nekkoon gis nga taaral nga sa bopp boo taalee oto bëgg a dem Dakar te taal oto bu fekkonte ne oto boobu benn oto la fii lay jóge exemple ñu jël benn exemple rek Kër Massar nga yàqoon benn oto bu par exemple boo xam ne day jóge Kër Massar dem Dakar yow nga taal ko bu boobaa suba boo bëggee dem Dakar da ngay am problème doo am oto bu la yóbbu bu fekkee gendarmerie nga taal ëllëg nit di la néewal doole bu boobaa yow fan nga ko yóbbu loolu aussi nañ leen ci bàyyi xel dafa am solo nit mun na mer kaas avec dans les règles de l'art wax te du yàq donc loolu aussi vraiment maa ngi koy bàyyiloo xel ndaw yi te xam ne réew mi seen réew la ñoo ko war a defar yi ñoom ñoo yaakaar réew mi aussi am na leen loo xamante ne waruñu ko def donc vraiment loolu maa ngi ciy ñaax ndaw ñi leen wax ni vraiment Sénégal seen Sénégal réew mi seen réew la yéen a ko war a defar gën a farlu ci jàng kiy jàng na gën a gëm jàngam nekk ci loolu kiy jàng métier na gën a fonk métier parce que àdduna tey ubbi na te tey la possibilité yi gën a bari kenn ku nekk la ngay def mun nga ci dund ba lépp loo xamante ne bëgg nga ko ci def nga def ko di wax nag sunu autorités yi aussi nañu bàyyi xel trop ci ndaw ñi di déglu ndaw ñi aussi di wax aussi tamit ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci structure yi ñu wàcc à la base parce que dafa am solo parce que travail de terrain bu ko xeeb parce que foofu nga mun a amee
li nga xamante ne yow bu fekkee am nga xam-xam ba pare nooy dérouler sa xam-xam mais mënoo toog fi ngay toog di xalaatal bërëb boo xamante ne yow xamoo ko maîtriser woo aussi réalité yi loolu moo tax tey lu bëri di sooxe loolu aussi vraiment un conseil proposition la rek boo xamante ne vraiment dañ koy defal ñi nga xamante ne tey ñooy diriger di wax aussi bàyyiloo xel ay proposition la mooy les ASC les CDQ il faut que quartier yi ngeen koy animer ASC yi bàyyi leen bu nawetaan jeexee football jeex rek lépp jeex déedéet gis nga cosaan ak aada ñun moom la ñu am loolu mooy def loolu moo ñuy def nañ leen fexe dundalaat aussi cosaan ak aada parce que dafa am solo parce que nit ki bu demee ba amatul repère rek dootu jombatul def dara c'est parce que dafa am lenn loo xamante ne daf ko réeree mbir te tey ñun suñu cosaan ak suñu aada jom la woon kersa ak jom kersa léegi imaginel jom ak kersa bu xasee denc nit kooku noo ko mën a tuddee loolu aussi vraiment nañ leen ci bàyyi xel et puis vraiment di wax ne aussi ASC yi et c'est tellement c'est possible un ASC un emploi un groupement un emploi loolu yëpp possible na donc vraiment ensemble jàpp naa ne Sénégal sunu Sénégal la ñun ñoo ko war a tabax bañ ci xaar wàññi wax ji doxal ak xam-xam. Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV.